Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi man la seen mbokk seen doomu ndey Barthélémy Dias doon ñëw tey rek yëkkati ñaar ba ñetti kaddu jëppal ko askan bu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew mbokk yi suba mooy bésu dëgg suba mooy bésu fulla suba mooy bésu fayda moo tax ñuy sàkku ci mbokk yi suba fépp fu sénégalais mënti nekk biir réew mi ak bitim réew na jël gànnaayam mooy drapeau national dem leen ci ambassade yi dem leen ci consulat yi allez montrer que le Sénégal a choisi d'être une démocratie mbokk yu nekk ci biir réew mi nag man dama leen di jox suma xalaat bu gàtt mooy fépp fu waay mënti nekk biir Sénégal na toog ci goxam ci département ci région organisez-vous à partir de vos quartiers organisez-vous à partir de vos départements organisez-vous à partir de vos régions ngeen mën a exercer seen droit constitutionnel mooy droit à la manifestation te bu leen fàtte seen gànnaay parce que président Macky Sall daf ñu bëgg a dëkkaloo fu ñu dëkkul président Macky Sall dafa bëgg a gëmloo nit ñi ak mbokk yi nekk bitim réew que ñun waa Yewwi Askan Wi ay nitu fitna lañu te moom ak ñu mu àndal ñoom ñooy nitu fitna parce que ñoom ñooy jéem a yee fitna ci biir réew mi moo tax ñu ngi sàkku ci mbokk yi fu ñu nekk seen biir département fu ñu nekk ci région yi nañu mobiliser wu nañu jël seen gànnaay di le drapeau national du Sénégal envahissez les sous-préfectures envahissez les préfectures envahissez les gouvernances et si Macky Sall considère que ñun naruñu manifester suba àjjuma na ko Macky Sall déggee noonu dinañ manifester samedi dinañ manifester dimanche dinañ manifester lundi dinañ manifester mardi dinañ manifester ba Macky Sall may ñu affaire parce que nag kenn nootu fi woon suñu ay maam kenn nootu fi woon suñu ay wóojur te kenn duñu fi nooteel kooku moom amul Sénégal démocratie la ñu def comme option constitution du Sénégal moo ñu may ñu mën a wane suñu naqar te Macky Sall mënul toog may ñu manifester vendredi dernier kenn gisul lu ñaaw kenn déggul lu ñaaw tey mu taxaw foog ni mën na def lu ko neex ak di jalgati les textes et les lois en vigueur dans ce pays et penser que maintenant mën na utiliser son commandement territorial balaa may dee mu ne dee woote nappaate fii nappaate du fi jàll parce que ragal dëkku fi gis nañ nag lépp lu fi gars yi def indi ci arsenal policiers lay waxal ak gendarme yi parce que militaires yi ñëwaguñu xamante nañu bu baax a baax nañ ko teg ci yoon te bu leen kenn def loolu lu ngeen xam ne nii du seen liggéey bu leen nangu di protéger ay neex bi bu leen nangu di escorter ak ay neex bi bu leen nangu di def lu leen yoon santul lu leen yoon mayul ci sañ-sañ parce que ñun lu ñu tax a jóg dinañ ko xeex mooy démocratie ak ëllëgu Sénégal te kooku dinañ ko xeex quel que soit le prix à payer dinañ ko xeex te kooku àla kulli yàlla àndee incha allah dinañ ci am ndam parce que du ñu may à ces 14 Sénégalais yu fi ñàkkoon seen bakkan ci mois de mars 2021 duñ leen may ñu gën a gore seen ay mbokk ñu ngi ci dëkk bi seen xarit ñu ngi ci dëkk bi seen dëkkandoor ñu ngi ci dëkk bi ils ne sont pas morts en vain ñooñu mënuñu ñàkk seen bakkan muy nul dañu ñàkkoon seen bakkan ngir démocratie du ma dellu si waat ci lu ñu tax a jóg parce que loolu ñëpp xam nañ ko président Macky Sall nekkul ci benn dëkk président Macky Sall nekkul ci benn yoon parce que tey soo ñu teree jël suñu photo tête de liste nationale teg ko suñu kaw liste yabel bu passé loolu soo taxawee tey taxaw nekk da ngay jël benn liste benn partie wu liste bi dañ koy valider beneen partie wu liste bi dañ koy invalider kooku amul fenn fuñ ko bind ci loi électorale tey liste bu ñu bëgg a invalider lu ñuy ñoom soi-disant ñaawlu ci liste boobu ba ne dañ koy invalider moom la ñu bëggoon utiliser comme argument pour invalider la liste du département de Dakar kon nag su ñu demee ba valider la liste du département de Dakar c'est parce que la loi électorale est très claire erreur matérielle dañ koy rectifier te mbokk yi ñu ngi sàkku ci yéen ci yar ak teggin na ngeen waxtaan ak mbokk yi ak dëkkandoor yi
suba bu kenn fàtte gànnaayam le drapeau national du Sénégal génn leen ci mbedd bi te taxaw ngir démbawu Sénégal ak ngir ëllëgu Sénégal kon nag moom lañ leen bëggoon baaxee suba nag mooy bésu fulla mbokk yi bu leen ko fàtte bésu fayda bésu jom parce que 3e mandat dañ koy tere Sénégal te ku xeexul tey wallaay di nga màtt sa baram ëllëg parce que 3e mandat dañ koy biralaat fii ci vidéo bi dañ koy tere Sénégal. Quant à le président Macky Sall nag nekkee tamit ci dëkk bi kooku incha allah su ngeen taxawee dina dakk jël ay doomu gor ñii mu génne leen ci réew mi exilé leen ñeneen ñi mu yàq seen këyit ñu mënuñu bokk ci élection yi tey nag ñuy woote ay waxu caaxaan di nekk ay rebelle dugg ci dëkk bi et que ñu ngi wut kan moo leen fi indi foofu lay daanale rebelle mooy ku dul respecter la loi il n'y a qu'un seul rebelle dans ce pays. C'est monsieur Macky Sall, partisan d'un clan, leader d'un groupe, un homme à la tête d'une coalition dénommée Benno Bokk Yakaar, chef de parti politique et qui aujourd'hui décide de faire un 3e mandat par la force. Parce que lu muy def nii tey amul benn logique ci nit bu ànd ak xelam te nar a jeexal 2e et dernier mandat te di dem kooku day wut jàmm. kuy jéem a yee fitna yu mel nii kooku leneen lay dox leneen lay séntu moo tax ëllëg ci yar ak teggin ci fulla ak fayda na ñëpp taxaw wane seen naqar wane seen pas-pas ak wane seen pasteef mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant yàlla na leen yàlla aar yàlla na yàlla aar Sénégal. jërë ngeen jëf mbokk yi. Non, je ne résume pas en français.